juróom-ñaari waxtu ci télévision Futurs Médias juróom-ñaari waxtu toftal fanweeri simili laay wax ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xew-xew marax yi dina bokk ci li ñuy waxtaane nag ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu mburu ñu gën leen xam ci boulanger booloo rek ci kuréel bu ñuy duppee fédération nationale des boulangers ñoom nag nee nañ ñaar fukki fan ci weeru juillet jàpp ñaar fukki fan ak benn dinañ banque seen yoxo loolu nag day firndeel na rek boo muyul mburu du am ci ñaari bés yooyee nag ñoom li ñu bëgg rek mooy nguur gi gestu leen ndax nee nañ jamono ji saaku fëriñ bi dafa yokk lool ba tax rek buñ ko wéyee di jaay li nga xamante ne mooy fanweeri dërëm duñ ci mën a am dara loom nag li ñu bëgg rek mooy ñu yokkal leen wala ñu may leen ñu mën ko jaayee fanweer ak juróom benn dinañu wax ci xeetu càcc ak agression yi ñu nemeeku ci biir réew mi ak dëkk yu wër Sénégal loole nag tax kuréel yi bokk ci société civile amal ab lël ñaari fan foofee ca diwaanu Ziguinchor ni ñu bëgg rek mooy gën a ñaax kilifa yi ñu jublu ci lépp lu aar karange askan wi su ko defee xeetu ñaawteef yooyee ñu mën ko moytandiku tey baccalauréat yemoo ke ñaareelu fan bi nga xam ne rek ñu ngi ci épreuve deuxième tour tey nag rédaction télévision Futurs Médias fas leen xamale leen ak kenn kookee nag di ab secrétaire de jury tey lañ ci sukkandiku ngir ñëwaat ci liggéeyam ana lan mooy soloom taxawaay bi mu am ngir jàppale ñi nga xam ne ñooy président de jury dinañ ko jeexale ko wàllu tàggat yaram ak Coupe d'Afrique équipe nationale du Sénégal gannaaw ba mu amee ndam ci kaw benn bal ci dara ñoom nag ñu ne remplaçant yi moom jot nañu entraîné tey loole ci teewaayu Ismaïla Sarr ak Alfred Ndiaye ñu jàppoon ne dañu amoon ay gaañu loolu nag suub rek ci li nga xamante ne Sénégal day waajal dimanche ci ñeenti waxtu rek diggam ak kiy gagné ci Madagascar ak Tunisie bi nga xam ne rek jamono ji ñu ngi koy amal dinañ wax tamit ci wenn joueur boo xam ne rek rafetlu nañ taxawaayam démb ci li nga xamante ne mooy match bi di Idrissa Gana Gueye ndaxte kookee sax mu dugal but bi ñu ne nag bu weesoo loolu tamit doon na ko xam ne dina indi ambiance ci biir groupe bi rawatina xeetu pecc yi nga xam ne rek dinañ ko faral di def dinañ wax ci U17 coupe du monde bi ñu fas yéene amal ca diwaanu Brésil ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre lañ ko amal Sénégal nag xam na ñi nga xam ne rek ñoo ñeen la bokkal poule D bokk na ci Pays-Bas Japon États-Unis d'Amérique ci yeneen poule yi nag dinañ ci ñëwaat ci biir xibaar yi mbokk yi li mooy li gën a fës boo leen taxirloo tuuti ñu yaatu. mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu door rek ak xibaar bi nga xam ne rek dafa bàyyeekoo ci groupement boulanger yu Sénégal ñu ne nag dañ fas yéene banque seen yoxo ñaar fukki fan jàpp ñaar fukki fan ak benn ci weeru juillet bi ñu nekk ñu ne nag li ko waral dañu jàpp ne li ñuy jaay léegi saaku farine bi dafa yokk ba tax jamono ji daanaka li ñuy liggéey gisatuñ ci seen bopp ba tax ñuy sàkku ci kilifa yi ñu may leen ñu mën ko jaayee fanweeri dërëm ak juróom-benn bu ko moyul rek fas nañu yéene jàmmaarloog ñi nga xam ne rek ñooy kilifa yi ñu teewlu liggéey bi ñu ci Asmalik Diop defal gannaaw ba mu tàllale micro bi rek Joseph Diab di kenn ci ñoom. boulanger yi dañuy jël décision ne dañuy taxaw 48 heures sur tout l'étendue du territoire Sénégal mburu du fi am lii la ñu jël décision muy décision boo xam ne boulanger yëpp muy fédération nationale des boulangers ak RBS ñoo jël décision boobu le 20 et le 21 juillet su fekkee ne dara amul dinañ taxaw tey duñ ci ànd ëllëg dama ne un état sérieux je dis bien un état sérieux mënoon liggéeyloo ay kilifa ay responsable ñoo xam ne ils font plus de 600 milliards de chiffre d'affaires par an ñu liggéey bu rafet jébbal la ko ak ñi ko war a ànd yépp ñu ñëw teg la nga jël liggéey boobu ne da nga koy sànni ci mbalit mi ci poubelle bi dama ne loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg moo tax ma ne liggéey bi nga xam ne ñoo ko bokk def nañ ko jébbal président de la république ne ko lii la ñu gis li ñu gis mooy réglementation bi baax na def nañ un projet de décret nañ ko yóbbu jox ko président de la république mu signé ko beneen bi njëgu farine bi amul problème nañ ko ne njëgu mburu mi li ñu gis tey mooy gramme farine li mu war a jar mooy 0,95 lii la ñu soxlawuñu leneen. jóge ci waxu mburu dem ba ca diwaanu Jogop Njaay nekk fu soriwul dara foofee ca Bambey ñu ne nag asen gi leen sonal mooy ay lakk ba tax na
jamono ji deseetuñu dara ba tax ñuy sàkku ci kilifa yi ñu walu leen loole sax bëri na lu fa yàqu ci xeetu ñam ak li nga xam ne jot nañ ko bay tamit am na sax benn tuutànk bu fa ñàkk bakkanam ba tax na rek ñu ngi sàkku jamono ji ku leen wàllu Babacar Diouf ca diwaan ba àndoon ceeg Ndongo Ndiaye. néeg yi lakk benn par benn li ca nekkoon lépp di lakkaale Njagob Ndiaye di dëkk boo xam ne ni mu ngi nekk ci commune Ndankassène askan wa jàqal la ñu def. fii presque 2 ans mais bii ci gën a yéeme mooy fii weeru koor bi ba léegi ñu ngi gis benn lakk benn tàkk bu nga xam si dafay am tàkk-tàkk bi nag ñun xamuñu lan moo koy indi. dégâts yi bari na ci dëkk bi nga xamante ni mu ngi nekk ci département bu Diourbel benn bébé sax ñàkkoon na ci bakk. depuis lors gis nañ fi lu mat juróom-ñetti kër yoo xam ne si kër affaire bi daf leen di affecté lu mat fanweeri néeg ak ñett loo xam ne si lakk na ba jeex lu mat aussi ay néeg yi nga xam ne si néeg yu tabax la fukk ak ñett yoo xam si lakk na fi li nga xam ne si moom moo koy causé aussi kenn xamu ko. li koy lakk nag kenn xamagu ko ba tax ñoom fu nekk ñu ngi fay dugal seen loxo di woo maa mën wante ba léegi dara. organisé wu nañ de sorte que indi nañ fi ay ñaankat képp ku xam rek dem nañ fa bu ñu fa demee aussi toujours affaire bi day pesé léegi bi ñuy wax ak yéen nii rek y a de cela 1 heure de temps am na benn néeg bu nga xam si dafa lakk complètement. ci Njagob Ndiaye borom kër bu ne su xëyee lenn rek lay def toog ci buntu kër gi di xaar mu tàkk mu fay. koo gis rek mi ngi toog ci biir buntu këram yor si wo ndox à chaque fois rek mën na déclaré wu donc noonu la ñuy def kenn ku nekk yaa ngi toog di veiller boo gisee lu saxaat wala boo gisee kii nit ñi mobilisé wu déplacé kii à part ça amul lenn bay tey sapeurs-pompiers sax jaggu. li waa Njagob di laaj du leen lu dut ndimbalu nguur gi ndax li nga xam ne mooy jafe-jafe bi ñuy dund te mu yàgg ñu am ci saafara. Babacar Diouf ñu dem ba ca diwaanu Saloum foofee nag bëri na gox yoo xam ne rek daanaka taw bi soob na fa ba ñoo ngi ca nawet ba li ñu nemeeku nag mooy baykat yi am na ñoo xam ne rek rafetlu wuñu lépp lu aju ci ni ñuy séddalee engrais bi ba tax na rek commission bi ñu dénk boobule fan doxantu na fa rek xool liggéey bi ana nan la toll li ci jël rek mooy fexe ba lépp lu aju ci wàllu statut opérateur maanaam taxawaay bi mun am ñu xoolaat ko bu baax a baax bu ko defee rek yi liggéey bi gën a yemba Ibrahima Diamé àndoon ceeg Falikay. commission nationale du suivi de la campagne agricole ñëwoon Saloum ngir nemmeeku si ana fuñ toll ci wàllu mise en place beeg distribution ji yeeg matériel agricole beeg engrais bi Aliou Dia bu force paysanne ak ñi mu àndal rafetlu yëf yi ni muy doxee donte nag ñoom dégg nañ tawatu paysan yi. commission yi gis nañ ne ay ndaw yu sawar ci liñ leen dénk ñoo koy doxal ànd ko ak DRDR yi ak SDDR yi. ñu leen di féliciter nag bu baax waaye bi ñu ñëwee ci terrain bi gis nañ ne niñ doon indee jiw wi ren jiw wi foo jaar wax nañ ne baax na lool wax nañu itam ne teel naa ñëw waaye doyut ñàkk doy googu ñu wax nag wax nañu dëgg ndax ku daan dem di joxe 120 000 tonnes ren ñu ne 75 000 tonnes ak at yi moom la gouvernement bi di joxe da ngay jàpp ne kon am na lu des. tardement bi gën a rëy nag ci wàllu mise en place bi ci engrais bi lañ ko nemmeeku ci kawoon ay béykat xamal ñu ne sax ku nekk ci moom benn saaku engrais bu 50 kilogrammes képp nga ci jot a am Aliou Dia di ñaawlu nag ñàkk farlu bi mu gis ci yenn opérateurs yi. opérateurs yi nga xam ne nag joxoon nañ leen te indiwuñu liñ seetlu 15-10-10 boobu mooy engrais dugub bi danañ dem ci semaine bii kuñ ko ci joxoon te indiwuloo ko ci fan yu néew danañ la remplacer ak ku koy indi. te buñ ci demee nag ba ëllëg it ñu seet opérateurs yi nga xam ne dañ doon tardel réew mi ci lu mel noonu ñu teg leen fële ndax ñooñu tële nañ seet ñoo xam ne dañ ko teel a yóbbu. mission bi nag dem na ci kawoon dajeek commission de distribution bi dem Xelkom Biram dem ba ci Nioro fépp fu mu dem nag béykat yi ñaawlu nañu lii di yokku njëgu engrais bi ak jiw ji. Ibrahima Diamé bu ñu jógee foofu dañuy jaar fi nga xam ne mooy Djilor Saloum foofee nag soxna yi ñoo jóg taxaw di sàkku ci kilifa yi ñu xoolaat seen nekkin ndax nee nañ foofee nag amuñu ambulance ñetti forage yi fa am tamit ñaari daanaka dañu pan boobu ak léegi kenn amul ci solution te boo xoolee rek dëkk ba am na lu toll ci 20 fukki doomu aadama ak la tegal ba tax na rek ñu ne faw ñu taxawu leen ndaxte ñoom si teewoon nañ ko bu baax a baax Aminata Goudiaby doxantu woon fa àndoon ceeg Falikay. collectif bi jigéen ñi ko ëmb ñi ngi jógee ci ñeent fukki village ak ñeent yi nekkee ci biir commune bu Djilor Saloum ñoom ñi nag ñoom ñoo bokk daanaka ay mbëbët problème bu njëkk bi ñu jàpp ne moom la ñu war a régler foofee ca Djilor Saloum bokk na ci ñàkkum ambulance nee ñu nag benn bi nga xam ne moom la commune bi amoon dafa paan boobaak léegi ëpp na at. 44 villages yoo xam ne ñetti poste de santé lañ fi am benn kese moo ci tane personnel bi doyul depuis bañ sosee hôpital bi. amuñu benn ambulance mosuñ ko am ci nguur gi yow matt dalay jàpp ñu teg la ci charrette
mu indi la jafe-jafe sa doom feebar ñu teg ko ci charrette xam nga loolu lu ko gën a tar amul. nee ñu itam ngir ñu am ndox ñoom jigéenu Djilor yi dañuy sonn loolu te itam ñi ngi sàkku ci autorité yi ñu gën a yokk niveau d'électrification bi foofee ca Djilor. ñu ngi am ñetti forage ñaari forage yi dañoo paan depuis ñaar fukki at yoo xam ne doxuñu benn forage rek moo ciy fonctionné te boobu sa dafa tane ndox mi neexut guddeeg bëccëg jigéen ñaa ngi ci teen yi di buuxante ci goxu Djilor bi ñeent fukki dëkk ak ñeent juróomi dëkk kese ñoo ci am courant ñun jigéen ñi dañuy transformer muy yàqu. ci Djilor Saloum nag boo fa demee jigéen ñi ñu ci ëpp dañuy yëngu ci wàllu mbay wala sax ci wàllu sàmm waaye nag seen suuf su bëri fii mu ne nii ñàkk nañ ko ndax xorom si nga xam ne moom mooy avancé saa su nekk. mbéyu ceeb bi tan bi moo yàq àll bi dañ doon wàcce ay toni ton waaye ton yooyu yëpp mënatuñ ko am. ñoom ñi nag seen doléance yi ñu ngi koy def gannaaw ba ñu leen amalee lëlu ñaari fan boo xam ni dañ ci doon xoolaat politique yi nga xam ni moom la nguur gi tëral ngir jàppale jigéen ñi ñi leen ko doon defal nag ñoo di waa association pour la promotion de la femme di APROFES bi nekkee ci Djilor. Aminata Goudiaby ñu dem ba ca diwaanu Ziguinchor foofee nag kuréel yi bokk ci société civile ñoo fa tase ngir amal lëlu ñaari fan liñ ci wund rek mooy ne nañ dañ nemee ko ay xeetu agression ay yeneen càcc ci biir Sénégal ak dëkk yi wër Sénégal ba tax na rek ñu ne nag dañu fas yéene jamono ji boole ci askan wi bu ko defee ñu jàppale ñi nga xam ne ñooy ëttu kaaraange askan wi ngir seen liggéey gën a am résultat dañuy teewlu ci loolu Youssouf Badji kenn la ci ñoom ci micro Boubacar Diassi. gis ngeen léegi fu mu nekk nii station d'essence yi pharmacie réew yi bare na donc nit ñi dem nañ ba gëmatuñu lenn lu dul yore fetal pour am seen kaaraange boobu donc comme ñun gis nañu ni ku ko yore yaa gën a exposé ci ku ko yorewul ndax fu kaaraange amul développement mënul am donc looloo waral suñu ñëw bi tey mu am ñu jógee Guinée-Bissau am ñu jógee Gambie am ñu jógee fii ci Casamance ñu lëkkaloo pour waxtaan ci pour ku nekk ci lu muy yëngu ban njëriñ la amal askanam ak aussi ban jafe-jafe la ci am ak ban jàngat lañ ci mën a am donc tamit ci biir loolu invité nañu aussi suñu njiit yi force de défense et de sécurité invité nañu suñu maire yi invité nañu suñu autorités yi de manière générale pour que ñu ñëw déglu nit ñi ñoom it ñu wax ana taxawaayu état bi waaye fii ñu toll nii ci monde bi comme nit ñi xam nañ ni ñoom ñoo gën a sonn ci lépp loo xam ne am na xeexoo am na guerre civil moo ciy gën a sonn lu tax ñu bañ a jël civil yi dugal leen ci xeex googu ci naka mooy que civil yi partager information yi ak aussi suñu njiit yi. ñu wax ci leneen ak Cheikh Ahmed Tidiane Ba wutu rek Aliou Sall ci boppu CDC loolu nag cérémonie passation bi tey si suba lañ ko amaloon liñ ci mën a jàpp rek mooy amul benn journaliste bu teewee bi leen daje rek li ñuy duppee huis clos ci lañ ko amale nag ñu ne nag bëri woon na sax ay journaliste yu fa demoo rek ngir mun fa taataan ay xibaar waaye dañu mujje rek ñibbi ndànk seeni ay rédaction dañuy desandeek mbiru audition Aliou Sall bi ñu doon amal rek démb jiitu CDC nag ne ci kàddu yi mu baaxee journalistes yi nee na wax na ñëpp ñi nga xam ne rek ñooy enquêteurs yi bépp xibaar boo xam ne soxla woon nañ ko waa coalition aar li ñu bokk nag di xaar leneen ci moom nee na nag na addu rek jëmale ci li nga xamante ne mooy rapport IGE ak OFNAC ma nga xam ne rek dañ ko ci tudd journaliste bii di Mamadou Thior nag mu ngi sàkku tamit procédure normale ngir fexe askan wi xam ci li gën a leer Maymouna Ndiaye ci liggéey bi àndoon ceek Mohamed Sow Dieng. lu mat fukki waxtu Aliou Sall jàkkaarloo ko ak enquêteurs yi nga xam ni ñoo yore dossier bi bim ci noppee kàddu yi mu jibal mooy amul dara lu mu wax taskatu xibaar yi ak ñi ko doon xaar lépp wax na ko ba noppi waa coalition aar li ñu bokk dañoo jàpp ni lii naxe mbaay la. IGE ak OFNAC dañoo def enquête seetantal lijjanti ba ñu am lu leen leer ñu tënk ko ci ñaari rapport procureur de la république bu newee ñukk ñaari rapport yooyu mel ni yekk bu naqari naan day defaat beneen enquête day déglu ay citoyens dañoo jàpp ne procureur de la république mu ngi jéem a lëndëmal xelu askanu Sénégal. beneen gis-gis bu soxal procédure boobule. témoin lañ ko mën a jàppe parce que procureur moo ne appel à témoin lay def donc foofu procureur mooy gindi askan bi nag parce que da di loo xam ne dafa bees si ni nga xam ne noonu la ñi ko fi wuutu doon doxale maanaam bu mbir amee nga def
enquête à charge et à décharge maanaam nga xool ndax ki nga xam ne moom nooy ndeyu mbili mi wala boog ñi nga xam ne ñoom nooy ndeyu mbili mi def nañu wala defuñu parce que loolu am na ci sañ-sañ boo xam ne bu ko joxee police waa gendarmerie dinañ ko defal enquête bi mais dina am solo si wàllu yoon bi nga xam ne surtout procureur bi nga xam ne moom moo si fës si mbir mi bu wone ne yoon ñëpp la fi nekk. mu mel ni seen i kàddu li ci feeñ rek mooy seen xel dalagul li ñuy sàkku ba léegi mi ngi tege. Aliou Sall président Macky Sall Aly Ngouille Ndiaye waa Petrosen ak ñeneen ñi nga xam ne seen tur mu ngi ci rapportu IGE mu ngi ci rapportu OFNAC ba tey ñu ngi xaar ci ñoom ñu wax ñu lu leer loo xam ne suñu xel mën na ko téye yoon def liggéeyam déglu leen ki ci nekk ba keroog ñu ñuy wax loo xam ne yenn na maanaa. mu mel ni xeex bi dafay wëy ndax kat bu ñu sukkandikoo ci Guy Marius Sagna nee na ñi nga xam ni ñoo fare ci aar li ñu bokk ñoom ñëpp dinañ daje ca Géejawaay ajjuma bi bu ko defee ñu booloo xoolaat ana yeneen pexe la ñu nas. Maimouna Ndiaye ñu wax ci mbiru njàng meek njàngale mi ak baccalauréat bi ñuy amal jamono ji maanaam deuxième tour loolu tax sax ñu samp ab laaj fu ñëwaat rek ci li nga xam ne mooy liggéeyu ñooñu ñuy woowe secrétaire du jury nga xam ne dañuy faral di nekk ci wetu ñi nga xam ne ñooy président du jury ak ñi ñu tànn rek ngir ñu surveiller élèves yi ñooñu nag ñu ne seen taxawaay rafetlu nañ ko ba tax tey suñuy ndaw Aminata Mbaare Sow ak Pape Sangone Mbaye samp laaj bi ana lan mooy seen taxawaay. liñ leen di gis bëriwul monte seen liggéey ci baccalauréat lu am solo la ñooñee la ñuy woowee secrétaire de jury. boo jëlee secrétaire yi ñoom ñooy organiser baccalauréat pratiquement parce que avant bac ñoom ñooy def lépp li pour que bac bi mën a jaar yoon ñoom ñooy organiser tamit toute la surveillance parce que ñoom ñooy convoquer surveillant yëpp organiser salle yi ak ku nekk nga xam fan nga nar a surveiller ñoo tamit copie yi tamit ñoom ñoo koy régler yëpp xam salle bu nekk ñaata copie moo fa war a dem te numéro yi tamit fexe nañu ba numéro yi yëpp nekk ci ordre ci salle yi. madame Ndiaye kenn la ci ñoom mat na léegi juróom-ñeenti at mu ngi liggéey ci wàllu woowule secrétaire de jury lu mu miin la. moom kay 15 jours yi ngay def 10 jours bac yi moom bala muy jot da ngay def li ngay def yëpp nga xam ne yow lii rek la boo xëyee 7 heures fii ngay nekk ba 20 heures. boo xoolee ni copie bi kat bu doon sama doom la nii ak nii laay def kon da ngay def sa liggéey bu baax da ngay vérifier contrôler def lu baax pour mu bañ a am erreur daal. li ko tàmbalee dépôt candidature yi ca office du baccalauréat ba affiché résultat définitif yi lépp ci seeni loxo lay jaar. xale yi depuis inscription yi sax kii extrait de naissance yeeg dem office du bac dellu si waat ñu kii ba affaire yi jàll dem kii yëpp daal bu demee nag ba pare nag léegi préparation matériel bi ma def ko dem jëli samay convocation élèves tamit. secrétaire de jury liggéey bu passionnant bëri ay souvenirs yu mu retenir. bëri ay moment yu ko marqué. mais daal li ñu ci njëkkoon marqué mooy année ba ñu waxoon ni dafa amoon ay fuite ci groupe WhatsApp boobu noonu yónni woon ay policiers en civil ñëwoon fii ñëw génn élèves ak yooyu loolu yàgg na de bien avant kii 4-5 ans la woon. mais tamit am na si tamit kii ngay toog sa élève ñëw jàll ak mention bu ñëwee même bu ñuy jëli résultats yi sax ak yooyu noonu moom kay toujours des xale yi daal suñu ay doom lañu. bu weesoo président de jury ak professeur yi nga xam ni ñooy corriger copie xale yi lee ñii di ay secrétaire de jury ñu ngi bay seen waar ngir examen baccalauréat bu jaar yoon. Aminata Mbaare Sow jóge ci mbiru baccalauréat wax ci journalisme war a bokk ni ñuy tase xibaar fii ci réew mi ñu ne nag bëri na jamono ji lu ñu jàpp ne rek faw ñu gàgganti ko bokk na ci nekk ñenn ñi di defee ak itam yenn jafe-jafe yi nga xam ne rek dañ ko ci nemmeeku ba tax na waa Senfix ñu ngi doon tase seen biir tey ngir jéem a xool tolluwaay bi ak itam nees def ngir fexe ba ni ñu defee journalisme fii ci réew mi askan wi ak ñëpp ñi ci liggéey mën ko rafetlu Mamadou Lamine Ndiaye teewe na seen ndaje tey àndoon ceek Mouhamed Nabi Dieng. liggéeyu journaliste ak li ko jëmale kanam doonoon ab poñ bu ñuy yëngu ci wàllu woowu doon waxtaanee Maguette Ndong bu Synpics moom jàpp ni bëri na lu doxul ci liggéey bi. tey gis nañ ne presse bi daanaka bëri na ay problème yu ci am. problème yooyu daanaka journaliste bi moom sax daanaka problème yooyu moom moo koy def buy bind wala buy wax am na yu bëri yoo xam ne da ci am ay problème da ci am ay en tout cas erreur yu mu ciy def ci wax ji ci bindin bi te loolu yaakaar nañu ne tey jii loolu war nañ ko mën a éviter
parce que fan yii passé rek lu mel ni benn xalif général dañ ko annoncé ne dafa gaañu te loolu boo gisee it mu am journaliste wax ko pour rek teel a joxe information bi te boo teel a joxe information amuñu benn vérification fekkee information bu baaxul da lay wane yow daanaka nekkatoo journaliste peut-être leneen lañ la mën tudd. lii du wàllum formation ak lu jëm ci payoor Bakary Domingo Mané jàpp ni war nañ def ay jéego moom consultant bi di dolli ni état am na ci responsabilité. da ngay gis organe de presse boo xam ne daal journaliste bi technicien bi sa amul sa contrat de travail te contrat boobu moom moo réglé sa question de statut. gis nga information dafa complexe léegi complexité boobu mooy léegi dañu war a ñaax journalistes yi tàggat leen nañu xool yeneen perspective au-delà même de la collecte traitement et diffusion d'information. il faut ñun bu ñu nekkoon SYNPICS dañu mus a laajte ministre du travail ñu ne ko ñun dañu bëgg nga yónni inspecteur du travail dans les rédactions ñu xool est-ce que techniciens yi journalistes ñi fiy liggéey est-ce que dañuy respecter seen droit ou non mais état mosu ko def donc pour man complicité la. li jub ci formation bi ba ci application loi bi ñi yëngu ci wàllu média pare xaat ngir joxaat journalisme Sénégal li mu yellool. ñu wax ci wàllu wérgu yaram ak biir yuy daw yu nga xam ne rek day faral di sonal tout tànk yi loole nag ak feebaru biiru yeneen tax na nag ñi nga xam ne seen xam-xamam dafa màcc jëm ci mbiru xale ñu leen di duppee pédiatre amal nañ seen juróom-ñaari congrès ngir waxtaan ñaareelu congrès ngir waxtaan rek ci li nga xam ne mooy feebar boobee ak nees def ngir mën ci indi ay solution. Habib Faye teewoon na ndaje bi àndoon ceek Modou Diop. thème bi nañu ko taamoo ci jamono ji dafa jot ñu ne lii di affection digestive yi ci ndaw ñi doon na loo xamante nit waxtaanee nañu ko ñoom ñi di société sénégalaise bu pédiatrie loolee yëpp ngir xool ana yan pexe la ñuy jël ngir rek lii di feebaru biir buy daw bi bañ a sonalati lii di ndaw ñi. ku nekk xam na ne que biir buy daw dafa aay ci xale moo tax bi yoon seen congrès bi ci loolu lañ ko nas ñun war cee weccoo xalaat ak seen natango yi pour ñu jéem a seet naka la ñuy def encore ba feebar boobu ñu gën koo néewal doole ci maanaam ci gox yi ak goxaat yi. loolee waral na itam ñu wut pexe goo xamante ne des nañ leen di aar waaye tamit ananan rek lay bañ a yegg ci ndaw ñi. jéem a gàttandu feebar yi mooy xam ne am na feebar yi nga xam ne ñàkk yi mun nañ ko tere am xale yi am ko loolu il faut ñu indi ko mais seulement aussi am na leneen li nga xam ne nguur gi daf cee war a taxaw gouvernement bi mooy maanaam gox yi kër yi ndox waru fi manqué ndox war a am fu nekk nit ki fu nekk foo munta dëkk daal fekk di nga am ndox mu sell loolu tamit ci li nga xam ne war nañ ci taxaw pour jàppale askan bi pour que feebar yu mel noonu bañ a sonal xale yi wala bañ a sonal jaboot yi. am na sax yenn ci ay doomi aadama yoo xamante ne jotoon nañoo am boobu lekk feebar di biir buy daw ci diwaanu banlieue gi tax na itam directeur de la prévention moom ne am na ci ay pexe yoo xamante ne bëri na lool te wuute te la mooy mbébét rek moo di liggéey ak ñii di service d'hygiène national gi ngir rek askan wi bañ a am lenn lu leen gàllankoor ci seen wàllum wér gu yaram. biir yu daw yooyu am li ñu nemmeeku nag mooy que quartier yooyu mooy maanaam quartier yooyu dañoo jànkonte ak problème ndox loolu mun na tax ba biir xale yi di daw loolu bi ñuy waxtaanee ak population yi ak gox yooyu aussi fexe nañ ba loolu mun nañu wax ne que loolu amatul aussi. SOSEPET ñoom nekk ci seen juróom-ñaareel bi yoon congrès ñoom pédiatrie yi daañu sëgg ci ñett fan yi waxtaan ci li ñeel wàllum affection digestive bi nga xamante ne jamono ji doon na loo xamante ne ëlëb na xeluk askan wi ba sax nekk benn problème santé publique. Habib Faye ñu wax ci tàggat yaram ak Coupe d'Afrique des Nations bi ñu amal jamono ji ca diwaanu Égypte équipe nationale bokk ci bu Sénégal tax na nag fii ci réew mi moom daanaka xel yëpp a ngi foofu ca diwaanu Caire ba tax na tey dañu samp ab laaj ana lan mooy taxawaayu soxna yi nice nañu gisee li nga xam ne rek mooy compétition bi nga xam ne rek suñu équipe nationale soobu nañ ci lan moo nekk itam seen taxawaay ci wàllu supporter Kumba Amadlo tase na ak ñenn ci ñoom àndoon ceeg Gervais yow. football di ab sport bu góor ñi gën a sopp waaye mu mel ni ak kaan bi jigéen ñi desuñu benn yoon gannaaw ñoom itam ñoo ngi seetaan bu baax li nga xam ne moo di match yi. pour en tout cas jigéen yu bëri tàmmuñu di seetaan football loolu moom c'est clair man par exemple je suis pas le football tout le temps mais bon vu que c'est la CAN c'est une compétition africaine
Donc je supporte. En plus le Sénégal joue, donc je ne peux faire que supporter. boo jëlee sama cas je regarde le match même si je ne maîtrise pas, même si xamuma ci lu bari, mais Sénégal ni muy joué te muy participer ci Coupe d'Afrique bi damay jël sama temps damay toog télé damay seetaan. ñii di seetaan match yi ci wàllu boppam ñeneen ñi li leen gën a yitteel di melokaanu yenn ci joueurs yi. Instant bi nii pas plus tard qu'hier y a Gana Gueye vu que c'est lui qui a marqué instant bi moom la xale jigéen yëpp di coow. Parfois c'est parce qu'il est beau que les filles regardent. Ça c'est vrai, genre Eva et tout ça waaw kii rafet na et tout ça mais voilà sûrement loolu moo leen ciy xëcc ñu say seetaan. ñii nag ne ñoom li leen yitteel mooy xarañteefu footballkat yi. Kalidou Koulibaly moo ma neex li ma neex si moom mooy défenseur bu am fulla la am fayda si li muy def non pas si physique am nag man moom si côté foot bi rek laay xool mais physique non. C'est beaucoup plus la performance quoi parce que kooku loolu moo ko andi en fait football moo ko andi mais pas ñëw pour jaay taar wala di défiler sur le terrain on n'a pas besoin de ça. ku nekk ak li la yitteel waaye li leer ba leer moo di ñëpp ngi ci gannaaw gaynde ñi match bu jot ñu koy dund ak ñoom ci kër yi wala sax ci grand place yi. Kumba Madlo dañuy desandi ak équipe nationale bu Sénégal jamono ji ñoo ngi foofee ca diwaanu Caire ñu ne nag ñi nga xam ne ay remplaçant la ñu woon démb jot nañu tàggatu leneen li ci gën a neex rek mooy Ismaïla Sarr ak Alfred Ndiaye bi ñi gaañu woon nag ñëwaat nañ ci groupe bi rek ba entraîné nañ ak effectif bi ci fàttali rek équipe bu Sénégal fas na yéene amal demi-finalam dimanche bi bu ñeenti waxtu jotee ci nar a gagné diggante Madagascar ak Tunisie la fas yéene dasel ñu ñëwaat rek ci ndaje bi nga xam ne amoon na démb ba Sénégal am ci ndam ci loole nag kenn fësoon na ci lool di Idrissa Gana Gueye ñu ne nag ambianceur la ci groupe yi waaye tamit saa yu dugalee dañuy faral di gis mu xaw a fecc tuuti ba tax rek ñu taxaw seetlu li nga xam ne mooy taxawaayam ci biir équipe nationale Thiaretou Fall. ñaari yoon ñu koy tabb joueur bu gën a xarañ ci bile compétition seen diggante Ouganda ak équipe bii di Bénin Idrissa Gana Gueye yóbbu Sénégal ci demi-finale yi lu gëj a am ci atum 2006 ci benn passante bu xarañ digganteem ak Sadio Mané kii di sol maillot numéro 5 gaynde yi daal di dugal benn biwu Sénégal ci juróom-ñaar fukkeelu simili bi ci match quart de finale doxoon seen diggante ak Bénin. Idrissa Gana Gueye juddu 26 septembre atum 1989 fii ci Dakar carrière internationale am mu daal di koy door fële ca Losseville ci match Coupe de France seen diggante ak Colmar ci match Coupe de France seen diggante ak Colmar la woon 23 janvier atum 2010 17 février atum 2011 mu daal di dugal bëtam bu njëkk ci match Ligue Europa seen diggante ak PDV Eindhoven milieu de terrain bu FC Everton bi daal dinay amal ñëwam ci équipe nationale bu Sénégal ci weeru octobre atum 2011 ki ko woo di Amara Traoré entraîneur bi fi woon ci jiteelu weeru juillet atum 2012 mu daal dee bokk ci joueur yi ñu tabb ci jongante Jeux olympiques ya amoon ca Londres mu dugal bitam bu njëkk ci équipe nationale 9 juin atum 2017 seen diggante ak Guinée équatoriale la woon ci qualification wu CAN 2019 yi le ay naataangoom jàpp ni moom mii di Idi nekk nag ki xumbal tañeer bi ndax ay kafam ak itam mën a feccam mu xarañ loolu ci terrain bi waaye mën a tooñ loolu ci biti moom Idrissa nekk ku ëpp fan si xale jigéen yi ndax kanamam bu taaru. Thiaretou Fall ñu jeexale kook coupe du monde U17 ñu fas ko yéene amal Brésil ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre lay doon foofee ca diwaanu Brésil ñu ne nag xam nañu équipe nationale bu Sénégal ñi nga xam ne rek ñooñu la fas yéene bokkal poule D bokk na ci Pays-Bas Japon États-Unis d'Amérique ci yeneen poule yi nag li ci mel ni poule A am nañ ci Brésil Canada Nouvelle-Zélande ak Angola poule B Nigéria Hongrie Équateur ak Australie ci poule C bi dinañ am Corée du Sud Haïti France ak Chili ca poule E bi moom dinañ am Espagne Argentine Tadjikistan ak Cameroun ca poule F bi Îles Salomon Italie Paraguay ak Mexique. mbokk yi fii la ñuy yemale xibaaru ngoon si ci kanam tuuti rek Chérif Diop dina fi teew tënkal leen xibaar yi ci nasaraan jërë ngeen jëf ci teewlu bi.